ñoo ñëw dañuy nax nit ñi gëmloo leen ni que askan bee leen tax a jóg alors qu'en réalité seen poche ak seen i mbokk ñoo leen tax a jóg et Macky Sall joxoon nañu preuve bi ndax bi muy ñëw 2011 2012 man alhamdulilah bokk naa ci ñi mu jotoon ndax man xamoon naa ni doomu Abdoulaye Wade la woon nekk waaye Sénégalais yu bëri joxoon nañ ko bopp ba fal ko ci bopp réew mi foofu nag malheureusement ñëpp a ngi gis tey li mu nekk di def mu ngi rey suñuy rak mu ngi rey suñuy mag mu ngi rey suñuy mbokk te mun naa ne fi mu toll nii ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy les expatriés mu ngi sax boole ci mbir mi ndax comme nee na ñun ñoo tax ñun ñooy jàppale ndaw ñi Sénégal nee na ñun ñoo leen di dooleel financièrement nee na ñun ñoo leen di conseiller ñoo leen di jox ay encouragement loolu moo tax ba ngeen seetloo ci manifestation yi moo bloqué internet bi yamul foofu il a tellement coincé les choses que boo bëggoon sax yónni say mbokk xaalis daanaka mënoo ko def donc imagine sama papa war ko jox dépense mën na ko jox ndax Macky Sall dafa bloqué internet li waral loolu parce que juste il veut forcer boppam à se maintenir au pouvoir loolu lañ ne mënta nekk ñun ñii ñu ngi fii nekkuñu Sénégal li ma wax dëgg la sax ñun ñu ngi jàppale waa Sénégal te loolu sax moo ñu war ndax fii neex na gaa Amérique neex na yéen a ngi gis bëri rafet yi waaye dëkkuñu fii ak fii lu mu neex sunu dëkk moo ñu ko gënal donc lu ñu mën a def man sunu ñaar dërëm sunu ñetti dërëm jàppale suñuy mbokk yi Sénégal loolu moo ñu war donc moom loolu neex ko mu naqari ko ñun sunu yoon newu ci te comme nee na loolu neexu ko dañ koy wane ñun mun nañ boobu boor waaye mun nañ bii boor sunu mëneenu bii boor nag moom lañ ñëw fi tey en face Fox News pour wan ko ko gars yi balaa maa ko ne dama bëgg ngeen naan Sénégal first Sénégal first Sénégal first Sénégal first Sénégal first Macky Sall last Macky Sall last Macky Sall last Macky Sall last waaw loolu nag moo tax tey ñu dajaloo fii pour wan que ni que mën nañ bee boor waaye mun nañ bii boor te incha allahu rabbi bëgg nañ doo dem non y avait des manifestations bàyyi dama fu ngeen ko def 125 ban jour la woon dimanche bi la passé lañ commencé woon manifestation yi dem bu am nañ bu ñu def exactly so démb ñu mujj ñu defaat encore beneen Times Square tey ñu ngi def bii incha allahu rabbi Macky Sall tant que wàccoo ñun ñu ngi ci kawam bu soobee yàlla dinañ continuer di encourager ndaw yi foofu dinañ continuer di leen supporter financièrement dinañ continuer di leen supporter moralement mu neex ko mu naxari ko te duñu yem foofu ñu ngi defar mémorandum mouvement bi mu ngi tudd Sénégal First incha allahu rabbi mémorandum bi dañ koy jox Fox News dañ koy fexe ba mu egsi le congrès des États-Unis dinañ fexe ba mu egsi au Sénat des États-Unis dinañ fexe ba mu egsi ci White House li tax loolu nag parce que dañ jàpp ni c'est la France mooy nekk di dooleel Macky Sall au Sénégal bu Macky Sall amee fit di nekk di rey nit ñi au Sénégal bu Macky Sall amee fit di nekk di sàcc suñu xaalis bu Macky Sall amee fit di nekk di squander mooy lan ci français jàppal leen ma mooy tasaaroo yàq suñu xaalis suñu ressource naturelle pasare bokk suñu xalal loolu yëpp c'est parce que président Macron et la France ñoo nekk ci ginnaawam di ko dooleel di ko gëmloo di ko lépp loo def sa ginnaaw bandam dinañ la gérer ñun nag fii incha allahu rabbi comme Occident la yaakaar ñun ñu ngi Occident dinañ xeex ak moom war na ni ko ginnaawam bandamul fenn donc maa ngi leen di remercier ñi jot a ñëw maa ngi yamangum fii pour nga jox la parole à mon frère du mouvement Free Sénégal Baye Demba je vais passer la parole à Baye Demba en attendant ñu commencer inchallah rabbi. voilà asalaamaaleykum yéen ñi ni seetaan fii ci Jotna Média ñoo ngi fii devant Fox fii ci New York tey li ñu fooral mooy sénégalais ñoo génnaat en masse wane waat dañ ne Macky Sall ni mu yore Sénégal neexut wane ne Sénégal naqar wi ngeen nekk ñu ngi koy bokk ak yéen
donc mouvement First moo organisé le Baye Demba moo jóg. asalaamaaleykum wa rahmatullah. Macky Sall dégage. 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 su ma nee free dama bëgg ngeen tontu ma Sénégal. free. Sénégal. free. Sénégal. free. Sénégal. Sénégal first. Sénégal first. Macky Sall last. Macky Sall last. Sénégal first. Sénégal first. Macky Sall last. Macky Sall last. bi ma leen nuyoo yéen ñëpp jox leen seen wàccuwaay maa ngi wax brothers and sisters and my fellow Senegalese citizens, we are very glad, proud, and happy to welcome you here today in front of Fox News. This is one of the biggest entity of the United States of America information companies to denounce the dictatorship that's happening in West Africa, most particularly in Senegal. A president that is very, very, very positive, who's very, very concerned by power, is trying to force to have a third term, which is not normal. Why am I expressing myself today in English? It's because we're in the United States of America, particularly in New York City. But we have all around the world African citizens that are very concerned about these problems, because we got our brothers and sisters that are being killed because they're only protesting against dictatorship. So we are calling the whole world to open their eyes and witness this, because it's going to be some following problems that's going to happen after this. Macky Sall is not going to get away with this. You're not going to murder. He's a dictator. He's a dictator. He's a dictator. He's a dictator. Macky Sall, don't worry. I'm going to translate everything in Wolof and French after I'm done with this. Because you think we're scared of you. We're not. Macky Sall, we're not scared of jail. The worst thing that can happen to us in jail is to die in there. And death is meant to be for every human being that's on earth. So if you put us all in jail, trust me, you're going to have the country by yourself, and it's not going to be for no man. Macky Sall, leave us alone. Donc li ma wax ci anglais mooy tey ñi ngi fii ci États-Unis d'Amérique, plus particulièrement ci kanamu Fox News bi ngeen di gis. Suñu paree fii dinañ dem CNN, suñu paree fii dinañ dem ci entité d'information yi gën a ngand ci àdduna. Lépp ngir dénoncer une personne boo xamante ni kenn comprendre ban genre nit la. Macky Sall ku war a sant yàlla nga. Parce que sant yàlla weesuwul bépp mboolem poste de responsabilité bu yàlla di defal nit yàlla suñu borom defal na ko Macky Sall. Bépp mboolem poste de responsabilité bu yàlla di defal nit yàlla suñu borom ubbil na ko Macky Sall, from directeur général du premier ministre du président de l'Assemblée nationale du président de la République du Sénégal, du ministre de l'Intérieur et tout. Macky Sall nga dem ñu éliraat la nga sàcc suñu élection ñu xam ko bàyyi la ci biir lépp ngir jàmm ak salaam. Tey lan nga ñu mën a fayee mooy jàpp ki nga xamante ni mooy suñu yaakaaru tey ak ëllëg muy Seydina Ousmane mu sell bi ngay bañ a dégg, jël ko tëj ko biir këram séquestré ko, jël ko loo xamante ni kenn mosu koo gis. Waxatuñu loolu nga jël force de l'ordre yi teg leen suñu kaw, jël ay général yoo xamante ni ils étaient honnêtes, assidus, patriotiques, nga jël leen dàq leen, jël ñoo xamante ni ce sont des murderers, ay reykatu nit, nga jël leen teg leen ci kanamu armée bi. Macky Sall, qui es-tu? Macky Sall, est-ce que di nga rus? Dañoo bëgg nag nga libérer suñu dëkk. Ni nga koy libérer mooy tu as 8 mois devant toi et tu as le choix. Soit tu restes tranquille, on te laisse terminer ton mandat et que tu parles tranquillement. Après les poursuites judiciaires et tout, nous on en décidera, la population sénégalaise. Parce que devant le peuple, un président ne signifie rien du tout, parce que tu es juste un employé de la population sénégalaise, oui ou non? Oui. Macky Sall, ñun ñoo la fal, yow ñun ngay liggéeyal, ñun rek nga war a topp ni ko xale yi di waxee. Mais da ngaa foog ni ñun yow rek la ñuy topp, yàllaa ngi sa kanam. Suñu troisième mandat nag ma jox leen ko, ngeen ni ngeen mën leen abonné ko. Macky Sall, li ngay wax du dëgg. Macky Sall, li ngay wax du dëgg. Suñu troisième mandat ñoo ko moom. La conseil constitutionnel bis bu la ko validé lee ñoom seen jëm bopp dootuñu seen àdduna dootuñu ko validé ñoom. Ma ni conseil constitutionnel bis bu ñu validé troisième mandat wu Macky Sall ñoom seen àdduna dañ koy invalidé. Macky Sall dañoo bëgg nga xam ni nous n'avons pas peur de toi. Nous ne sommes pas une population peureuse, tu n'as pas une jeunesse peureuse et tu n'as pas des concitoyens qui sont peureux, Macky Sall. Nous te ferons face jusqu'à la dernière minute du combat. Macky Sall, il se peut que nous perdions une bataille, mais pas la guerre. Ceci n'est pas concernant Ousmane Sonko tout seul.
Mais ceci jouit de la dignité du Sénégalais. Ceci jouit de la liberté du Sénégalais. Ceci jouit du futur du jeune Sénégalais. bi nga xamante ni dafa war a ñëw ëllëg déggu pétrole bi nga xamante ni dañ ko am bu fekkee moo tax yéen ñëpp ngeen di gox di mel ni ay mbottu nawet di ngeen xam ne lii day jeex. pétrole bi du yow du Amadou Sall du Aline Sall du kii que ce soit du Marème Faye Sall mi nga xam ne dafa maa teg gàcce ndax ay doom la yor. pétrole bi du pour yéen pétrole bi c'est pour tout autre Sénégalais. Macky Sall, il va falloir que tu comprennes que le Sénégal ne t'appartient pas. Tu as été fils d'un paysan. Tu as été fils d'un paysan qui a été chéri par Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'au poste suprême du président de la République. Donc instant bi nii li ñu bëgg nga xam ko mooy dañoo bëgg nga bàyyi Sénégal ci jàmm ak salaam suñu doom yi nga xamante ni dañ leen a rey que des commissions d'enquête soient ouvertes ñëpp nekk au même pied d'égalité que le Sénégal se libère nga xam ne yow Macky Sall nekkoo un roi. Tu es juste un président qui a été élu par son peuple et qui doit terminer son mandat en paix. maa ngi jégalu ci kàddu yi. Free Sénégal. Free Sénégal. voilà yéen ñu ni seetaan ma waxaat ko ñoo ngi fii buntu Fox News fii ci New York li ñu fi dajale. dama bëgg su ma nee Macky Sall ngeen ne shame on you. voilà li ñu fi dajale. Macky Sall. shame on you. Macky Sall. shame on you. Macky Sall. shame on you. voilà li ñu fi dajale ma waxaat ko Sénégalais yi dëkk fii ci New York bi mooy une troisième fois ñu fi génn di manifester def nañ ko à la 125e ci Harlem def ko Times Square démb beneen manifestation yi ñu tey pour wane na rek Sénégalais yi encore génnaat nañu wanewaat seen naqar wanewaat ne Sénégal dañ koy dund ñun ak yéen. est-ce que yéen d'accord ngeen ci loolu. xam ngeen lu tax Macky Sall bëggul keneen ku dul Sonko parce qu'en réalité système Sénégal depuis indépendance ay mafia ñoo toog Sénégal mafia di lëkkaloo entre ñoom moo xam religion la moo xam business la moo xam politique la réel mafia ñu xooj seen dëkk bi di lekk suñu alal ñoom ñu ngi daan yor seen i limousine yor seen i jéego yu rafet yor seen i kër yu rafet ñun ñuy toog fii bu ñu ndekkee duñ añ moo tax ñun ñi rek Occident fii da ngay liggéey booy bëgg a dee mais say toos ay mbokk yooyu jàppale dëkk ba dina tax ba vitesse bi nga war a avancer sax doo ko mën waaye bu soobee yàlla Macky Sall dina wàcc Ousmane Sonko yéeg damay répéter encore su ma nee Macky Sall ngeen ne shame on you. Macky Sall. shame on you. Macky Sall. shame on you. À présent je vais donner la parole à Mrs. Fatou Fall. Can you please come lady. voilà Fatou Fall la ñuy jox parole bi noonu. You can speak in Wolof, with French, whatever you want in English. No, I stepped out. I came here. Sonko. Bye. Okay. Li ma bëggoon a wax tey mooy ci Sonko. We want his freedom. So since 2021, we have witnessed Ousmane Sonko, Mayor of Zingor, being attacked verbally, physically, and emotionally. We stood as a country watching a leader we believe in so much, who fights for us and our people and our country, face false allegations of rape. On Thursday, May 1st, a criminal court in Dakar sentenced Senegalese opposition Ousmane Sonko, a candidate in the 2024 presidential election, to 2 years of imprisonment on the charge of corrupting the youth, air quotes, while acquitting him of rape. 2 years ago, it was an uproar, but today it's a battlefield on our streets. We as a nation understand the Socratic nature of the verdict of Ousmane Sonko's trial ended up convincing that it was not a manifestation of the truth, but the elimination of the political opponent in the perspective of the next presidential election. This poses a problem in our judicial system, which presents itself to be weak. In his book, he states solutions for a better Senegal, how he will make that happen when he's on the presidency.
He once said, if Macky Sall wants to get rid of me, he will have to accept for once that he will have to get his hands dirty. And everything that we are witnessing right now is a result of those dirty hands. We ask for the freedom of Ousmane Sonko, which only criminal act is having the persistence and determination to create a Senegal that is socially and economically elevates its people. So we ask for his freedom because we believe in human rights, we believe in democracy, we do not believe in the oppression of our people. We all know that Senegal is a resourceful, rich country. And Ousmane Sonko fights for us to stand as a nation alone, without foreign hands in our economic system. So we ask for his freedom because we believe in free Senegal. Free Senegal! Free Senegal! Thank you. Thank you. Thank you so much, sister. lii day wane ni que Sénégalais yi fu ñu munti nekk ci àdduna bi Sénégal moo leen ñor kii jógee wax ni c'est une sénégalaise daanaka ku màggee États-Unis gëm naa ne li mu xam États-Unis moo ëpp foofu li mu xam ci Sénégal waaye képp ku fi taxaw tey mun naa ne gënoo ko dëgëral taxawaay day bàyyi léppam ñëw fu Sénégalais yi woote mu ñëw di défendre la légalité au Sénégal donc merci sister. beneen information bu ma bëggoon ñëpp xam ko xaw ma ndax jot ngeen ko yéeg est-ce que xam ngeen ni Macky Sall fi mu toll nii képp ku dëkk Casamance daanaka Macky Sall mu ngi ñuy isolé en Casamance boo jógee Casamance ngay dem Dakar instant bi dafa yokk ay check point ay gendarme ay policier ba voyage d'habitude bu ñu jógee Casamance te ñëw Dakar boo déparé 3 heures du matin wala 4 heures du matin 15 heures 16 heures dina fekk bi Dakar. mais est-ce que xam ngeen ne instant bii jamono ji may wax ak yéen boo jógee Casamance ñaari fan ngay def ci yoon bi li waroon def less than 12 hours or 14 hours you spend 2 days on the damn road I'm sorry for the word loolu vraiment ñaawlu nañ ko trop je parle au nom de tous les Casacés dem barki dem rek laa am mbokk bu jógee Casamance ab magum jëm boo xam ne waroon na dem Dakar pour faju ji ñu téye ko ci yoon bi pendant 2 jours mu ngi ci yoon bi mënul fay ba egg Dakar et puis check point li ci gën a grave mooy li muy def mooy check point bu nekk boo fa yegsee Macky Sall ak ses gendarmes dañ leen laaj 2000 francs boo amulee carte d'identité ñu jël 2000 francs ci yow 2000 francs CFA ça veut dire que dañuy nekk di dajale xaalis ñu ngi door marto ci kaw sénégalais yi te ñooñu ay sénégalais lañ ñu ngi door marto ci kaw sénégalais yi pour dem recruter ay nervis loolu dañu bëgg mu tàkk Casamance Sénégal la bokk man foofu laa juddoo musuma gëm leneen lu dul benn Sénégal benn bopp la mais toog Ndakaaru toog sa biir palais nga yor sa climatiseur nekk ci lu la neex di lekk sunu xaalis ba pare bëgg a doxal nu mu la neexee déjà yaa ngi xañ Ousmane Sonko jamam boole toute la Casamance loolu ça ne va pas marcher moo tax on a envie de lui dire que qu'il n'a qu'à suma grave xaaral ma bàyyi moo boobu parce que kilifa la de toute façon donc c'est le président de tous les Sénégalais donc man. du kilifa de waaye ay kilifa fi la moom du kilifa de. waaye ay kilifa ñoo fi am. donc lii bu la lee boo gisee lii nga xam ne boo mënoon dajale say bagage ci respect nga dem sa yoon sa mandat sa yow fi mu toll nii waroo ko jeexle parce que kaay nga jiite ñu moo gën forcé xaw ma jiite leen ñun bëgguñu nga jiite ñu donc du coup qu'est-ce que tu as à foutre ici bu fekkee ñun bëggatuñu nga nekk fii nekkoo fi leen rôle réunion sàcc sunu xaalis say nit ñoo xamante ne mosuñu liggéey seen jàng sax amaana mooy loolu ñooñu ñooy nekk ay milliardaires ci kaw nit ñi di lekk sunu alal ci Mali faro loolu dañu bëgg mu tàkk loolu tax ngay gis pour ce bon monde là ñu lay wax Macky Sall dégage Macky Sall dégage Macky Sall dégage Macky Sall dégage Macky Sall dégage. Je vais donner la parole à
Fall moo waroon jàll mais gisuma ko fii. ok Serigne Diossi Mbaye est-ce que mu ngi fii Serigne Diossi Mbaye voilà Macky Sall maa ngi lay jox beneen soldaar boo xam ne bu soobee yàlla dina la wax lu weex kat dina mel ni sa biir caaya comme ab kilifa yam incha allah. No justice. No peace. No justice. No peace. Guys, say it like you mean it. No justice. No peace. No justice. No peace. No justice. No peace. Senegal, known as for its peacefulness and hospitality, holds a special cultural value called Teranga. Guys, as you know, we call Senegal Pays de la Teranga. We call Senegal the country of Teranga. You know what Teranga means? That's hospitality. Teranga means that we're peaceful. Now, what we witness is not that. Macky Sall is tarnishing our reputation throughout the world. We all in shame in our country. Right now, what we're demanding is help from everybody, from all around the world, to help us fight against this dictatorship. Right now, what we witness is not justice. We want peace in Senegal, as we know. You know, Macky Sall came to power because the previous president, Abdoulaye Wade, wanted to do his third term in office. But Macky Sall, the people say no to that. And now Macky Sall is going against the wishes of the people. He wants to do the third term in office. And we're not going to let that happen. Right now, Macky Sall is imprisoned all his powerful opponent. Macky Sall is putting them in jail so that he's not going to have a fair fight. He's not going to have a fair competition. We said no to that. We all align up. We all join our forces to fight this dictatorship. We're not going to let that happen. We inherit peaceful. We inherit hospitality from our ancestors. Our ancestors, I can name Sheikh Ahmadou Bamba, who fought all his life, and he was exiled from the white folks, you know, throughout all his life. Now, what I'm saying is in Wolof. Macky Sall, let it go. 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 Guys, Macky Sall lim ñuy def tey dañu ko nangu. Dañu ko nangu. Dañu ko nangu. Macky Sall li muy def dañu ko nangu. 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 Guys, influenceurs yi ñi nga xamante ni si tey jii nii duñu dara lu dul Sénégal. Sénégal leen def li ñu doon. Sénégal mooy seetaan seen i télé. Sénégal moo tax ñoom ñu siw tey. Sénégal mooy jënd seen billet concert. Tey jii nii Sénégal mu ngi si tey jii nii ay guddi yu lëndëm ñoom anañu. ñoom anañu gis ñu leen. tey jii nii fii Black Lives Matter ñu rey sànni leen ñu gis ñu nii daaw ñu sukk naan dañuy supporter Black Lives Matter ndax la dañoo rey benn nit. tey ñaata nit la ñu rey Sénégal. ñaata nit la ñu rey Sénégal. 80 plus. ñun lan la ñu bëgg Sénégalais bi doon ko tey bu fekkee ñun mënuñu xeex suñu dignité bu fekkee ñun bu ñu gisee injustice mënuñu ko xeex xanaa ko ñun esclavage sax a gën lii ndax esclavage ñoom dañoo xeexoon ba ñu génnee seen dëkk dañoo xeexoon ba ñu fay moo tax tey jii bu ñu reyee fenn benn nit fa seeni nit tey ñoom ñu dug xeex ko ñu dug toj dëkk bi ñooñu noonu ñoom lañ indi fii tey waaye tey jii nii li ñu bëgg ñu def Sénégal mooy bu ñu reyee nit ñun ñu daal di noppi bu ñu tëjee nit ñun ñu daal di noppi loolu duñ ko naw ko tey jii nii xoolal fii nii ñu indi fii nii si Amérique ñu ngi fii dëkkuñu fi dañu fee ñëw mais xoolal policiers yi tey jii ànd ak ñun xoolal tey jii nii forte néew fi ñu ci recevoir ñu mais tey jii nii xoolal suñu télé yi nga xamante ni si ñoo xeex injustice tey ñu ngi ni dañu leen a tëj fii Walfadjri guys lii nii duñ ko bàyyi tant que Macky Sall bàyyiwul duñu bàyyi dañu ko nangu free Sénégal free Sénégal free Cheikh Bara Ndiaye free Cheikh Bara Ndiaye free Sénégal free Sénégal free nit dox guys pour just name
700. di leen rey di leen sànni sa géej gi ndax ñu mën a xam ñoom fan la ñu nekk jël ay xale yoo xamante ne sii amaguñu sax du ñu ay majeur ñu jël leen di leen rey xale yooyu tey jii nii ñoo ëpp jom ay paa yoo xamante ne si ñoom nee nañ dañoo gëm diine tey jii nii jël diine bi di ko xeexee naa fekk yi nekk Sénégal ñoom la ñuy xeex tey jii nii ñi nga xamante ne si dañ daan woo naan ñoom ñoo xeex ñoom ay activiste lañ ñoom ñoo ñëw biir Amérique ba si biir fii nii di xeex xale yu ndaw yi nga xamante ne si ñu ngi xeex injustice. Macky Sall. Macky Sall. Makhtar Kabala. Makhtar Kabala. Makhtar Kabala. Makhtar Kabala. Youssou bu dee li mu doon tey ñun ñoo tax artiste la mais ñun ñoo tax ñun ñoo ko support ñooy dëkk di jënd ay bëccëg ñooy seetaan feneen tey jii ne mu dëkk Sénégal nekk si li mu nekk Youssou Ndour toog saxu bu silence da ngaa naafeq bu noppi da ngaa naafeq lii bu fekkoon sa mbokk lañ koy def tey di nga jóg Sénégal nag tàmm na mënul di collaborer Sénégal bu ñu ko defee loo xamante ne si ak si wut si ay mbokkam rek di jug du xeex loolu dañ ko war a bàyyi dafa war a teg ñun ñëpp ñoo war a ànd bopp ndey bopp bàyyi dëkk bi ñoo koy defaral suñu bopp. Free Sénégal! Free Sénégal! No justice! No justice! No justice! No peace! No justice! No peace! No justice! No peace! Free Sénégal! Free Sénégal! voilà ci fàttaliwaat ko yéen ñu seetaan ñoo ngi fii devant Fox Sénégal yi encore génnaat pour une troisième fois après Harlem après Times Square tey ñu ngi buntu Fox encore une fois wane waat ne Sénégal ku leen laal ñu voilà. wax na ni Youssou Ndour tey bu doonee lu mu doon ñun Sénégalais ñun ñoo tax ndax bu defee concert Sénégal du ay Macky Sall ñooy dem ay concert am ñun baadoolo yi nekk ay Pikine Guédiawaye Parcelles ñun ñooy feesal ay concert am donc sunu xaalis moo ko tax doon li mu doon bu ñëwee fii Amérique ñun ñooy dem feesal sunu xol waaye nag comme Youssou Ndour moom alalu àdduna tax na ba mu trahir le peuple sénégalais ñi ko tax doon ki mu doon mu trahir leen dama leen di ñaan yéen ñëpp ñu fi nekk que ce soit fii Amérique que ce soit seen mbokk yi nekk Sénégal ngir yàlla lépp luy produit Youssou Ndour moo xam concert am la moo xam ay télé am la moo xam observateur la booy côté la dama leen di ñaan bu ñëwee ak loolee namm bala daw taw leen seen nekk fete ko ba ñëpp doy set mais bu leen jël seen xaalis di ko jox Youssou Ndour beneen taw na wala mooy Walfadjri ñun depuis tout petit on a vu Sidy Lamine nekk di def liggéey bu bëri bu yaatu ci biir Sénégal bu am solo bu ko neexoon bu doon xaalis rek ko intéressé bu doon doon lëkkaloo politiciens yi ñu jox ko alal juróom loolu mu bañ a faale population sénégalaise yi mais ma koo def yàlla def na ba tey doomam ak ñi nekk foofu liggéey ligne boobu lañ topp ba léegi dañu ngi ci loolu man personnellement xam naa ci kenn koo xam ne xam naa sax yéen ñii am na ñu ko war a mën a xam mu ngi tudd Mame Birame Wathie waa jooju noonu benn exemple la ci biir Walfadjri mais nit ku déggoo ngi noonu nit ku mën a wax dëgg ngi noonu nit ku mën a féetoo nit ku mën a xeex injustice ngi noonu façon journaliste yooyu lañ soxla biir Sénégal on n'a pas besoin des fake niggers yoo xam ne dañuy toog ci ay TFM wala je sais pas ay RTF di raconter ay tournées contre Sénégal soxlawuñu loolu donc maa ngi remercier Diop si point yooyu mu ne la donc je vais passer la parole. Oui, boycott Senweb. We boycott Senweb. We boycott Orange. We boycott Orange. Ok, à présent je vais passer la parole à mon frère, notre Américain. Assalamu alaikum, guys. As I said yesterday, I wasn't born in Senegal, but Senegal was born in me. I am who I am today because my parents are Senegalese. My best friends are Senegalese. You understand? So right now, we know that there's so much injustice right now that's going on. And our people back home cannot speak up for themselves. Because when they speak up for themselves, a few days later, the president ordered for them to be locked up.
You understand? So, exactly. And they manipulating the media by cutting off the internet, by doing things that people can't reach out to the world and get in front of the news. You understand? But what we're gonna do is we're gonna stick together and we're gonna speak out for our people that's back home, right? Is that what we're gonna do? We're gonna speak out for our people that's back home because they don't have a voice. They have a voice, but they can't exercise their First Amendment right because when they do that, they're locked up, and a lot of times they are the support system. Exactly, right? They're the support system for their family. So when you take out the head of their family, now the rest of the family is crippled. So now they're scared to speak out. So what we're going to do is speak out for them, right? Let's go. So what we want to say is there's so much corruption going on back home. The people want change. There's so much resources in Senegal that's being allocated to different countries. We need those resources to be into Senegal. Because like I said yesterday, Dubai was in Dubai years ago. Senegal could be where it could potentially be if we stop having cricket presidents that's keeping that money for themselves instead of allocating that money towards the country so we can develop our country. There's so many people in the U.S. that's coming here, that's leaving Senegal, that's going across the border, that's risking their lives to have a better opportunity than where we can do what we got to do in Senegal. Am I right? How can we do that? We need work. We need the resources to stay in Senegal. Yes, sir. All of these other big countries and these big places is eating off of Africa, but we're not eating off of our own country. You understand what I'm saying? So we're going to stay here, we're going to fight for our people, we're going to make noise, we're going to speak up for them, and we're not going to be scared because they can't buy us. They can buy Yusundur. They can buy Wally Sek. I love Akon too. I love him. They can buy Akon too. But they cannot buy us. So what we're going to do is stick together and we're going to speak up because this is America. It's freedom of speech. They can't speak, but we're going to exercise the voice for them. That's right. You understand? At the end of the day, we want to retire and be back home. We want back home to be where it needs to be. And the only way we can do that is to speak up against corruption. Usman Sanko is a guy that wants us to have the best for ourselves. You understand? So what we're going to do is we're going to stick up, and it's the people that vote the president in. The president does not vote himself in. The president cannot dictate for himself to become a president again for a legal term. That was not in the Constitution. You understand? So we need somebody else to step into office and do what they got to do so we can have more opportunities because we need a vision. We have a visionary that's trying to do what he got to do for our people. And that's the person that we believe in, and that's who we want in office. So the president knows that if that guy has an opportunity to run, obviously what's going to happen? He's going to win, right? That's right. We know that. That's right. Because the people is who vote you in, and the people are tired of being abused. So right now, we're going to stick together today. We gathered today. Shout out to everybody that came out today. We're in front of Fox News. Give yourselves a round of applause. Give yourself a round of applause. You guys could have been anywhere else, but you guys are out here fighting for your country. That's right. You understand? Right now, you could be out at work making money. There's people that called out today. Yesterday, there's somebody that came from Philadelphia here that came on a bus for the love of their country. So we're going to keep doing what we got to do. Give yourself a round of applause. Let's keep this going. Let's not let this die out because we love our country. America been great to us, but we love our homeland. That's where we're from. That's right. You understand? So let's keep doing what we got to do. And when I say free Senegal, y'all got to say it as loud as I can. We on 48th Street and 6th Avenue. We need everybody to hear us. When I say free Senegal, I'm going to say it 3 times. I need y'all to have that energy so everybody around can hear us, all right? Free Senegal! Free Senegal! Free Senegal! Senegal! Let's go! Thank you, brother. Thank you so much. So guys, Grausman, Thank you, brother, for the great speech. We really appreciate it. And you've been on like the real fire. We appreciate that. beneen mbir ma bëggoon raise mooy sunu armée nationale. C'est vraiment man personnellement bëri naa ay grand yu ma xam ci biir armée bi yoo xam ne ay vrai jàmbaar lañ ñoo xam ne mën nañ seen liggéey te respecté nañ bëgg nañ Sénégal. ci fàttali ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy seetaan fii nii ñoo ngi buntu Fox News alors fii ci New York li ñu fi génne tey encore une troisième fois boo xam ne Sénégalais ñoo ngi génn génnoon nañu dimanche bu le passé ñu ngi woon à la 125e street
démb ñu génnaat encore nekkaat Times Square tey ñoo ngi waat fii buntu Fox News ñi xam New York tuuti bu ñu gisee lii dinañ xam ne ñu devant Fox News mu nekk manifestation boo xam ne bu ñu encadré la police est là tout le monde est là Sénégalais yi génnaat encore une fois wane waat ne sonn nañu bàyyi nañu suñu rakk yi ñu rey suñu tonton yi ñuy rey suñu jarbaat yi ñuy rey donc Sénégal jot na Macky Sall dem te lépp dara waralu ko lu may ak troisième mandat boo xam ne troisième mandat illégal la donc loolu moo fi génn waat Sénégalais yi nii xam naa ñi ngi bëgg a jox kenn parole bi si je ne me trompe pas grand Ousmane Tounkara la voilà Tounkara la ñu jox parole bi noonu maa ngi koy jóge ji. voilà Ousmane Tounkara la ñu bëgg a jox parole bi noonu. voilà Ousmane Tounkara moo jël parole bi noonu. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah gars yi maa ngi leen di ziar bu baax a baax di rafetlu aussi ñi fi daje yëpp tey parce que am nañ ci suñu ay grand frère suñu ay petit frère suñu ay neveu suñu ay soxna ñëpp a ngi donc ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp bu baax a baax a baax du ma wane caméra bi nag waaye am na ay xale yu jàmbare yu fi nekkoon aussi yu tebaloon ay waay fii ba seen dàll yi réer donc yow tamit ñu ngi leen di ziare amoon na fi ay xale am na fi ay xale yu baax aussi yoo xam ne dem nañu ci consulat bi li leen naqari wax nañ ko waaye gars yi duñu wax toujours loolu de y a un jeune sénégalais yoo xam ne seeni ay xarit lañu rey Sénégal ñu naqarlu ko fii ci Amérique parce que bandi moo ñu jiite. Now today we're going to tell you exactly why we're protesting. We want you to know, first of all, that 80 plus people have been killed in Senegal. 80 plus. 80 plus. And what we're saying, we have names and family members. 80 plus people are still showing up out of the water in Senegal. Macky Sall become a gangster. Macky Sall is the worst president we have in our history. Obviously, when you become a president and you're recruiting mercenaries and bringing them into a democratic country and you're having them shoot your own population for the love of power, shame on you. Now, 700 people are in jail as we talk. 700 plus. These are factual numbers. You can check them out in First Bank and other sites that are truthful in World Fajri. That's the truthful side. Do not listen to TFM that's going to tell you what's going on in Senegal. The worst thing Macky Sall wants for us to do is to tell the world how many people he has killed. Loolu moo tax ñun ñi xam muy divertir waaw Ousmane Tounkara moo yónnee $50,000 mi ngi ko jaare ay fenu kese ñun yónneewuñu kenn dërëm Sénégal la ñu wax te Sénégal dinañ ko libéré ci nii wala ci naa loolu bëgg nañu Macky Sall xam ko. Macky Sall bu tëjee Ousmane Sonko ci këram dañ ko bëgg a wax ne fan yii di ñëw dina am mbetteel bu mag a mag moom ak ay nerveux ndax tey ci suba rek la ci mujj ndeysaan ay nit di ma woo bëgg a seetal seen tur ci liste nerveux yi donc ragal nañu fi mu ne nii. La peur a changé de camp. Banditisme bi nga xam ne moom la Macky Sall nekkee ci Sénégal te adduna bi yëpp war koo xam mooy Macky Sall fi mu ne moom xam na ne Sénégalais yi bëggatuñ donc il faut tout faire pour nakaral Sénégalais yi pour rey leen maanaam day fayantu loolu la ñu mën a wax waaye waxoon naa leen ko démb dinaa leen ko waxaat tey nañuy seet deretu nit ñi ñuy jox suñu réew ba doolo xamul njoowaat Macky Sall ñu ñëpp biñ koy jox réew mi xamoon nañ ne xat xaana la nga jël ab xat xaana Abdoulaye Wade nañu dëmm la nañu xamul Macky Sall Abdoulaye Wade daf ko yóbbu Fuuta pour mu xooli foofu ndax dina gis ay mbokkam mënul gis kenn parce que Macky Sall amul ay mbokk Macky Sall xat xaana la ci rond-point Mauritanie bi jaam ya fa newoon ca la ñu maamam ca la mujjee Fuuta ñu tuubal ko santal ko Sall ñu def erreur jël suñu réew jox ko jaam nakar boobu moo ñu dal fi mu toll nii on a des problèmes léegi nag suñu problème ñun ñoo ko mën a régler suñu bopp fulla ak fayda Sénégalais yi partout à travers le monde ñi am xaalis nañu yóbbante Sénégal
ginnaaw dana tàng jër. yow bàyyi loolu xel. Macky Sall il faut mu xam ne tôt ou tard il fera face lui et ses nervis à la justice loolu ñoom xam nañ ko day noo daal ñu ngi ubbi ay dossier ci ñoom xanaa Sénégal yi ku leen ragal ku leen dellu ginnaaw xam leen ne ñu ngi ak yéen parce que Macky Sall il a fini 80 morts 700 prisonniers politiques again 80 dead and 700 political prisoners. Senegal right now is the worst dictatorship in Africa. Exactly. Macky Sall is a very dangerous man. He does not tell the truth. He's not honest. He's not a good human being. The Senegalese people must know. His most fierce opponent is on house arrest. I mean, is Donald Trump on house arrest? I don't think so. He's not. Is Donald Trump on house arrest? No. Is Donald Trump on house arrest? No. Has Joe Biden ever been on house arrest? No. Ousmane Sonko is the most loved president by the Senegalese youth. We all know this. Say it again. Everybody knows in Senegal today that we have a young man who's revolutionized the Senegalese politics. He does not steal. He's not dishonest. He does not kill. He does not entertain BS. And we all know this. Guys, it's our time, and our time is now, not tomorrow. We are not going to listen to Macky Sall and his foolishness. We are not going to allow Macky Sall and his killer ministers hold our country hostage. Guys, let's not be tired. Let's not falter. Let's not give up. Let's fight and get Macky Sall out of the country. Thank you very much. Macky Sall dictator. Thank you. Merci beaucoup grand Tounkara say kaddu rafet na trop de toute façon Macky Sall mën na la fenal mais ñun ñu fi nekk ak yow waxuma la nag naa fekki comme ay ñoom Matar la Kawulaar ak seen i mbokk yi mais nit ñi les dignes Sénégalais qui sont là xam nañ ñu duñ travail pour le Sénégal donc Macky Sall et ses acolytes peuvent aller se faire foutre beneen wax bi nga wax ci sa biir kaddu ma rafetlu ko mooy nervi yi nga tudd nervi yi comme ñoom Youssou Ndour ak ñoom Wally Seck la Sénégalais yi ñoo leen di def lu ñu doon nervi yi ñu ci bëri dégg naa ñu ci tudd ay mbër yi nag ñun ñoo tax ñu nekk ay mbër ñun ñooy seetaan sëri lamb ñun ñooy cotiser ci koñ yi di def lu nekk pour ñu siw Sénégal nag xaw ma looy problème Sénégal ku ñu siwal nga trahir ñu ku ñu siwal nga trahir ñu léegi nag dama bëgg mbër yooyu ñu xam ne wala nervi yooyu ñu xam ne on les a recensés ñoom ñëpp ndax vidéo yaa ngi fii seen kanam yaa ngi ci vidéo yi am nañ seen i contact bu yeboo di Pape Alé Niang wax ñu def ko ku bëgg nga rëcc na nga def ci Pape Alé nga wax lépp li nga xam ne loolu nga takkee ci mbir mi sinon bis dina jot xaw ma ndax gis ngeen li xew ki ne Conakry mais on vous aura dans nos poches Inch'Allah Rabbi. À présent je veux passer la parole à monsieur Yatman de Free Sénégal. La parole est à vous. Guy, somebody, what do you want? Get it justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. Guy, Macky Sall, yow laay waxal. Kafuñu, Macky fawuñu, Macky réewuñu. Maanaam ñaanuñu la. Par force da nga fiy jóge. Xam nga lu tax? Gis nañ ñu la gënoon a nekk ay dictateur. Ñu la gënoon a réew foofu ëpp la doole. Ñu ngi si biir suuf. Xam nga lu leen fa dugal? Arrogance, ñàkk yar ak teggin. Askanu Sénégal li ñu xamee mooy teraanga. Am na loo xamante ni soo ko jëflante woon ak ñun lii du la fi fekk. Dañoo egg foo xamante ni dafa laaj ñu nekk ay góor di sacrifice comme yeneen askan wi yëpp yi nga xamante ni révolution dafa amoon. Nañ bàyyi di nooyal, nañ bàyyi di am yërmande suñ jékkoo di bàyyi. Loolu jeexalul révolution da koy recommencer. Parce que di nga fi jógee xam nga lu tax parce que le pouvoir de tout un peuple uni pour un seul but est une force imparable.
Macky di nga fi jóge ñun askanu Sénégal dañoo am richesse boo xamante ni àdduna bi ñu bari amuñu ko richesse boobu nag dañ ko war a saisir muy ab jeunesse parfois nga dégg ñu ne jeunes yi dañoo laïci ñii ne dañoo ñàkk jom ñii ne nanguwuñu liggéey déedéet kan moo bëgg liggéey fii ñu taxaw man de suñ ma doon fay xaalis may tëdd yi nelaw dama liggéey patriotisme nekkul ci liggéey ñu ngi si nga xam liggéey ba pare gëm liggéey patriotisme mooy nga gëm sa réew Amérique gi ñu nekk mën nañoo jàpp seen président di saaga waaye suñ génnee si beneen dëkk bu mën di doon Amérique ko gën xam nga lu tax parce que biñ doonee ndaw lañ leen jàngal patriotisme nationalisme suñ sëni dañuy nekk Sénégal am alal ju bari seen xel xamul lu siy nekk génn mais loolu lañ màggaalee ni seen kon ay victime lañ ndax suñ école yi xam nga lan lañ ñuy jàngal ni ñu bëgg yeneen réew man ne xam nga lu may jàng l'Amérique a été découverte par Christophe Columbus ko mu luñ koy waxee noonu yooyu ay jaaxal la bi ma ñëwee fii lépp ay leçon de merde la parce que dara du si dëgg xam nga luñ ma jàngala ay Mao Zedong ñoo xamante ni amul ñu benn njëriñ Sénégal ana Cheikh Ahmadou Bamba jàngu yi ani El Hadji Malick ana El Hadji Omar Foutiyou Tall ana Maulana Cheikh Ibrahima Niass lan moo tax jàngaluñ ñu suñuy góor yàlla yi nga xamante ni ay jàmbaar lañ maanaam seeni mbir dafa dem ba àdduna bi yëpp ñu koy yéexu ba des Sénégal tey ñoo ngi jàpp ñoo xamante ni ñu ngi leen di bëgg suñuy xol ku si mel ne Thomas Sankara jàmbaaru Afrique am nañ ko Sénégal de am nañ ko Ousmane Sonko am nañ ko de am na ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni ay jàmbaar lañ mais suñuy jeunes chaque jour dañuy wëri feneen te yeneen askan parce que jàngaluñu patriotisme dama bëgg ngeen xam ne lii nii ñuy def noobul la ci képp ku fi taxaw di yëkkati sa kàddu muy jëm si kaw xamal nga ne góor nga ndax gis nañ fi ñu la ëpp doole ëpp la alal ba pare dañ leen a jënd li ko sama jëwriñ jooju waxee sànq Macky mënoo ñëw jënd ndax ñun ay góor lañ suñu léppul suñu naanul suñu amul jàmm yow doo am jàmm te incha allah di nga fi jóge xam nga lu tax kullu man alayha faan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram yàlla képp moo fiy dem di nga fi jógee rek na dem awuleen ma suñu société yëngatu na nañu am fayda nañu respecté suñu Sénégal suñu société yëngatu na nañu am fayda nañu respecté suñu Sénégal. Vive la révolution et le combat continue. Jërëjëf. Thank you sëñ Yatma merci beaucoup ci intervention bi benn affaire rek laa bëgg ngeen fàttaleeku ko Senghor ak kilifa diine Sénégal fexe nañ ba ñu ñàkk Mamadou Dia dama leen di ñaan te yàlla tax ñun bu ñu seetaanee bu ñu ñàkk Ousmane Sonko mun nañ toogaat encore yeneen 60 ans dañ fa gis beneen ku mel ni Ousmane Sonko dama leen di ñaan de votre côté fii di ngeen mën def pour que ñu fexe ba 2024 Ousmane Sonko nekk président que ce soit seen influence fii ak seen vote fii ak seen soutien financier fii ak seen mbokk yi nekk Sénégal ngir yàlla dañu fexe ba ñu jàllale Sénégalais en 1960 ak Mamadou Dia boobal ñu dal est-ce que King Mo mu ngi fii King Mo vous avez la parole King Mo vous avez la parole King Mo Grand Ibrahim Traoré fan la nekk après King Ndiaye ce sera le coordinateur de Pastef USA Grand Ibrahim Traoré. asalaamaaleykum maa ngi leen di daanaka damay tëgg rek maanaam li ñu fi dajale nii su ko naree wax sax su gàtt lay doon gàtt bàyyi suñu activité lépp taxaw bi di wax ndax benn doomu aadama bëgg a noot ay millions de nit pour lan alalu àdduna
lii du suñu grandeur ñu ngi taxaw fii di waxtaane loo xam ne mën na ñàkk mais comme Macky Sall dafa def discipline ne Sénégal du commencé du ko jeexal bii dañ koy xeex ak moom ba keroog muy jeex fii nii kenn du bàyyi bu jëree chaque jour ñu manifestant bi ñu dañ bàyyi suñu liggéey di manifestant chaque jour ba keroog mu ñuy abal parce que moomuñu lépp loo gis àdduna day am fu mu yem Macky Sall fii la affaire di demee ñu ngi bi doon ay neexal kenn du ko neexale day génn dañuy abal suñu dëkk par force mu koy neex mu koy naqari ndax moomul Sénégal Sénégal santu Sall santu Faye Sénégal ñëpp ko moom li yéen mooy wax sànq mooy dëgg peut être suñu mooy sa dëgg soxla nga taaw xeex pour sa dëgg Macky Sall daf ñu war a abal suñu dëkk ndax moomu bala maa dee mu commencé attaqué jeunesse la mais jeunesse ban moom lan la leen defal lan la defal jeunesse dara Macky Sall lan la defal jeunesse bi du rek au contraire jeunesse bi ñi ñu defal muy artistes yi ñoom ñëpp te bañ tax bañ président soxla ñëpp lañ leen wan ginnaaw jëru tur ñëpp xam nañ ñan la jeunesse bi soxla leen ñoom ñëpp kenn la jëntewu jeunesse bi ñoom ñëpp Sénégal léegi jeunesse laay waxal ñun nañ xam ne ñun ak ku mënti doon ñoo la may doole ñun tam ñoo la mën a xañ doole waa ñun duñ def waa wéew ñoo yëndee xaalis wéew ñun waa New York ak waa France ñu tatuñu wéew Sénégal jeunesse ñoom dañ am fulla te muy artiste bu mënti doon ñi rey ay doomu Sénégal kenn nangu si wax dañu gis li xew plus de 10 personnes plus de 20 personnes di dee chaque jour ñëpp gisoo kenn si wax pour lan parce que dañoo ragal ñu laa seen poste parce que gouvernement day laa seen poste pour lan ñun jeunesse dañu am fulla ñëpp ñoo xam ne ñoo doon may doole ñu xañ leen ko ñoom ñëpp nag ak fu mënti doon fii koo yaakaar ak yàlla yaakaar ak fu mënti doon nag wallaahi des fois nga dégg ñu naan la boo waxee boo demee Sénégal billahi wallaahi wa taala bu demee Sénégal ñun dañuy jël ñu fay dee sax ñu xam ne suñu dëkk moo ñu ko dara moo tax ñu koy def foo nekk yàlla fekk la fa ak foo mënti nekk si àdduna nag des fois dañuy gis rek saa naa waaye ñu nekk immigré dañuy lii dañuy laa ñun loolu ñu wax baax na mais lu leer ba leer suñu xoolee boo ko xaree Sénégal dañuy fekk vert zone rouge bi étoile bi dañ ko fa fekk te muy dëgg su ñun nag te lu Macky Sall bii baa billahi dina xam ne ni ñu nag moom ba keroog ici repose ñu fi taxaw ci yëpp laa la wax ni ba keroog may jeex duñ ko bàyyi kenn neexalu ko troisième mandat du fi amee firi Sénégal da ngeen dem gaay merci beaucoup King grand Yexel mais en tout temps Pape Demba nee na dafa am benn message bu koy jaarale policier all right so message bi dafa desoon ci li ñu bindoon pour jàllale ko c'est plutôt par rapport ak FDS yi force de sécurité yi boo leen déggee ñuy wax ci télé yi force de sécurité FDS mooy force de sécurité leneen lu dul suñu policiers yi gendarmerie armée bokk ci nekkuñu ay régulateur social ñoom bokkuñu ci li ñu mën a def mooy bàyyi ba ñun ñu war a jàmmarloo beneen dëkk ñu ñëw bokk mbaa en cas de force majeure wala état d'urgence te yeggaguñu foofu donc yéen ñi nga xamante ni ay policiers ngeen maa leen di lancer benn appel bu solennel ngir yàlla policier dafa nekkoon liggéey bu noble benn koñ ñii ñëpp mën nañu ma seede benn koñ bu musaan am benn policier lan ngeen daal dégg kër geekat mooy kër Alaaji Tunkara mooy policier wu koñ bi ñëppay respecté koñ boobu mais léegi imagine toi Macky Sall ak ay mbuxumam Macky Sall ak ministre de l'intérieur am Macky Sall ak ay dignitaires de la police yoo xamante ni amuñu benn crépuscule tax nañ ba léegi xam ngeen ni benn policier ñemeetul ñibbi koñam ak tenue am parce que léegi soo demee ba sa tenue police nekk traite ci yow nga xamante ni boo demee foo xamante ni ay citoyen lambda nga fay fekk sa baxana nga ci xottu gerte kon policiers yi yeewu leen bu baax a baax Macky Sall bu leen liggéeyloo ba pare da leen di bàyyiwaat ngeen ñibbi seen koñ yi du leen yóbbu yéen ñëpp pare ngeen fay tëdd ba assemblée nationale donc c'est mbër yi man moom first of all bàyyi naa seetaan lamb moom banaa ko bàyyi naa ko seetaan bàyyi naa seetaan lamb damaa bëgg lamb nag mais banaa ko parce que mbër yi Ama Baldé bu fekkoon moom kase mooy mbër ci àdduna billahi Sénégal développé Ama Baldé mbëru Sénégal lii nañ ko dagg Tapha Mbeur sama rakk la sama xarit la Ama Baldé Tapha Mbeur waaye vous êtes très dignes mes frères Ama Baldé Tapha Mbeur nous sommes très fiers d'être concitoyens avec vous deux Ama Baldé ak Tapha Mbeur na ngeen xam ne loo leen nekkati ñu ngi ci Tapha Mbeur tu me connais très bien Kona Mbeur dañuy wax ci ñi nga xamante ni ñoo nekk au niveau de l'élite Ama Baldé combien d'années tu n'as pas lutté Ama Baldé combien d'années tu n'exerces pas le sport que tu aimes tant 5 ans to be exact
bëree woo reliquat boo jot ñu yàq làmb ji et tout maintenant on comprend parce que tu gardes ta dignité imagine-toi quelqu'un qui recrute des nervis t'appelle pour que tu ailles discuter avec le fils du président Ama Baldé di wax ak moom dëgg fulla ak fayda waa ji wax ko bëgguma tudd turam ndax diffamation daa gàtt ñëw leeruma 200 millions yu ma fayee waa ji wax ko ni ko xoolal ni ngay waxee ak moom doomu président la Ama Baldé fëgg dënnam c'est ça être fier de celui qui est son papa ni ko man maay doomu Fallaye Baldé borom Pikine kon loolu mooy ngor loolu mooy bëgg sa réew loolu mooy être patriote ñeneen ñi nekkoon ci kaw nag lëskin tëskin ak lëjëgi nag lépp la jéemale vous êtes tous de lu may bañ a tudd jàppale ni moo bi daal siin moo ko yeggalee mën ngeen ko tàmbalee yaa ngeen jëf merci Badiamba li nga wax rafetlu toog ci xeetu mbër yi en tout cas man li ma ciy yokk mooy Balla Gaye ak Eumeu Sène ak Lac de Guiers 2 balaa maa dee ñu naan bu seen lamb jotee su seen combat yi jotee ñuy xëccoo Casamance mais duñu tus nañ xam ne waa Casamance ñun ñoo leen déshonoré déshérité leen ne ndax bu fekkente ne Casamance bëgg nañ Casamance ñoom duñ nangu di dem di jël xaalisu Macky Sall muy dem di brûler Casamance ñoom ñu ko ciy jàppale donc ñu bëgg leen wax ni ñoom bu soobee yàlla sax bu ñu amati ay lamb yàlla sax bu ñu amati combat waaye bu ñu amee combat dañu jubali Casamance naan dañuy def wuti ñaan wala dañuy suñ fa ñëwee dañ leen di yóbbu point sacré dem sànq leen. merci beaucoup. voilà docteur Dramé mooy jël parole bi noonu Dramé nekk le ki jiite Pastef États-Unis yëpp Dramé. Sénégal xaalis laan lañ dëkk waaw bu xaalis nekk rek foofu la ko voilà di remercier ñëpp ñoo xam ne teew nañ fi ak ñi nga xam ne seen liggéey permettre la ñu nekk fi bañ dugg voilà donc di remercier ñëpp vraiment ak ñi ñuy seetaan également di wax ne comme je l'avais dit tout à l'heure là li ñu tax a daje fii Sénégal ñëpp xam nañ Macky Sall kan la je dirais même Afrique yëpp parce que ñu ngi xool aussi chaîne panafricaine yi ñëpp xam nañ moom mooy kan mënatul duppe kenn léegi ci lan la compté opinion internationale bi pour jéem a peindre boppam comme un démocrate maanaam yéeg ci kaw réputation bi nga xam ne Sénégal amoon na ko comme un havre de paix et de stabilité donc loolu la image boobu lay utiliser loolu tubaab yi il faut que ñu xam ko peut-être gouvernants yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci élite bi ñooñu yëg nañ ko parce que am nañ accès ci information boo xam ne peut-être ñun sax xamuñu ko mais ce qui est clair mooy population américaine bi xamuñu lu xew Sénégal donc loolu moo tax ñu choisir ñëw fii te lii dafa nekk benn étape parce que li ñu def fii tey incha allah nañ ko def Fox News nañ ko def New York Times nañ ko def aussi yeneen chaîne de télévision wala médias yi nga xam ne vraiment am nañ tur ci dëkk bi ñu bëri ñu ngi leen di seetaan pour wan américains yi ne démocratie dafa nekk loo xam ne valeur universelle fépp foo xam ne démocratie salfaañe nañu ko ak droit de l'homme foofu képp ku ko gëm da nga war a taxaw da nga waroo bàyyi mu dem ba ñu jël say droit salfaañe ko pour nga jóg mais fépp foo xam ne am na il faut que ñu def ko te Sénégal li fi xew dafa doy waar gaa ngi wax ay trentaine de morts mais man li may dëgg information yoo xam ne c'est en cours de vérification bilan bi dépassé na loolu de loin te ñoom sax xam nañ ko loolu moo tax fu mu nekk nii médias yi nga xam ne dañuy tax wax dëgg bi informer sénégalais ñu ngi leen di tëj voilà ce qui est arrivé avec Walfla donc maanaam ñaari chaîne daal ñoo def Sénégal ñoo ñëpp état bi moo leen moom benn bi def ko moom officiellement parce que c'est la RTS benn bi officieusement c'est en réalité une télé semi-publique xam nga parce que discours gouvernement bi rek la ñuy fësal donc ñu ngi ñaan vraiment que les gens de la diaspora ñi nga xam ne au moins am nañ liberté manifester fépp fu ñu nekk bu ñu wootee ci genre ndaje yi nañ def tout pour ñëw jëlul temps bu bëri 2 heures de temps 3 heures de temps bu ñu ko sacrifier message bi jàll nit ñi bëri vraiment nañ def impact exactement voilà c'est ça donc di leen remercier bu baax di leen joxaat rendez-vous sous peu organisateurs yi nañ utiliser canaux nécessaires pour transmettre information mais comme les gens le disent tout souvent oui Sénégal first Macky Sall last. voilà kooku moo nekkoon Ibrahima Dramé mi jiite Pastef États-Unis kon dañuy jël kenn rek interview. Ibrahima Dramé moom mooy le coordonnateur Pastef USA.
interview. maa ngi déglu nag sànq am na ku ma ne waruma nekk ci kanam caméra bi mais nag maa ngi déglu ndax ndekkiwuma añu ma bi ma xëyee ba léegi maa ngi daw bi ma gisee ba ñu dugg jàmbar ñoo ngi lay jaar rek profité woon sénégalais yi que voilà ñu gis la bi nga jëlee parole léegi vraiment wax nga lu am solo wax nga sénégalais yi nga xam ne ñëw nañ fii buntu Fox News ndax mën nga ñëwaatal lan moo tax sénégalais yi tey ñëw fii en masse devant Fox News. ñu ngi remercier seen teewaay su fekkee mën ngeen ñëw ñu jël benn photo groupe ensemble inshallah ñëw la ci jël photo yi ensemble voilà ñuy dem mais il me semble que dañ leen di woo photo ensemble bi da ngay jël photo de groupe bi dinaa la amaat interview de soxla naa la interview yéen ñaar ñëpp soxla naa la interview ñu jël photo jël nañ numéro gars yi et puis on va fera signe inshallah solo à travers les canaux bu soobee yàlla bàyyi leen xel ci seen WhatsApp yi ak seen numéro téléphone yi on va envoyer des messages pour ñu xool lan mooy doon